bismillahi wa ala millati rasul wa manhajil qadim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. waxoon naa leen ni allahu turu yàlla wi nga xamante ne bi turam yi allahu mooy turam wi ci jiitu. bu ñu ko xoolee juróomi xaraf la ndax shadda ba ci kaw, kon dafay taxawee xam sa salawaat. juróomi julli yi dafay taxawal alxayri yi itam di aw yiw, waaye boo ko àddadee boo ko additionné daf lay jox 66 te 66 ñaari 6 yi fukk la ak ñaar. bu ko defee kon fukk yi ak ñaar bu ngeen xoolee ci wàllu zahir sax ci wàllu matière wala produit da ngay gis ñu naan une douzaine ak yu demee noonu. maanaam yooyu yëpp li koy waral mooy chiffre 12 bi li muy symboliser maanaam fukki waxtoog ñaari guddi yi. fukki waxtoo ñaari guddi yi nga xam ne kon allahu ñaari 6 yi 66 yi ñaari 6 yi 12 la, te bu nekkee 12 day nekk laa ilaha illallah fukki waxtoo ñaari yu guddi yi. waaye bi dee turam yi ñuy wax albaatinu yi itam albaatinu moom da ngay daal di gis moom it boo ko additionné juróom-benn xaraf yi li mu lay njëkk a jox mooy ajjihaat sitta. waaw juróom-benn xebla yi juróom-benn direction yi la lay njëkk a jox, waaye boo ko additionné moom it daf lay jox 12 te bu la joxee 12 yooyu itam boo ko boolee ak 12 yi ma waxoon xam nga day daal di nekk 24 heures, kon day daal di nekk fukki waxtoog ñaari yu guddi yi ak fukki waxtoog ñaari yu bëccëg yi. turam yi ñuy wax az-zaahiru yi itam sirru bi mu ko joxee alayhi salaatu wasalaam gis nga day moom it dafay daal di taxawee 11 day daal di taxawee victoire. waaye ñaari 1 yi itam benn bi da nga koy jàppee az-zaahiru bi ci des nga jàppee ko al-baatinu. waaw ndax 2 la muy ñaari 1 waaye nombre bi fukk ak benn la, fukk ak benn boobu mooy victoire, mooy ni leader yi def nii seen ñaari baaraam. waaw moo tax nag victoire boobu la jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci l'islam. waaye bu ñu xoolee itam li mu teral teraanga ji mu terale doomu aadama moom suñu borom subhanahu wa taala, xoolal ni mu terale doomu aadama ci allahu gi képp, ci allahu gi maanaam ci taxaweenu maanaam lettres yi xuruf yi juróomu lettres yi nga xool jëmmi doomu aadama bopp bi ak ñaari loxo yi ak ñaari tànk yi. waaw bopp bi ak ñaari loxo yi ak ñaari tànk yi dafay daal di ñëw. boo ñëwee ci shadda bi maanaam voyelle couché bi ci kaw, waaw mën nga ko def bopp nit. loolu li tax ñuy misaal lii ci zahir ci turam wi tudd az-zahiru, waaw te muy def doomu adama mu représenté ko fii ci planète bi ci kaw suuf, ndax inna ja'alnaka yaa Daawud inna ja'alnaka xalifatan fil ard. waaw ak Adama la njëkk a wax loolu. Adama la bi mu koy indi fii la wax malaykati inni jaa'ilun, bi ma xee malayka yi ni leen inni jaa'ilun fil ardi xalifatan. waaw dafay indi fii ci suuf si nit koo xamante ne bii da ko fi wutu fii ci kaw suuf si, ak la ko malayka yi tontu ak li mu leen waxaate yépp ci alquranul karim. waaye li ma bëgg a wax mooy teral gi mu teral doomu adama ba tax na turam yi di ci allahu muutal ci doomu adama forme, muy li ma ko waxee léegi bopp ak ñaari tànk ak ñaari loxo ak cër yi ci des yépp. waaye mu tànn ci juróom-ñaari cër yoo xamante ne bi doomu adama bi daf ko war di saytu. waaw daf ko war di saytu di ko wattu. juróom-ñaari cër yi nga xamante ne bi li ko tàmbalee ci loxo ak tànk ak biir ak gémmiñ maanaam làmmiñ, waaw ak nopp, maanaam li ngay déglu ak li ngay jàpp ak fi nga jëm li ngay dox ak li ngay lekk, waaw ak li ngay wax. waaw ak li ñuy tuddee maanaam awra li ñuy tuddee sexe
maanaam kanamuk suuf muy juróom-ñaari cër yooyu ñuy sàmmloo doomu adama bi buur bi subhaanahu wa taala di ko sàmmloo doomu adama bi waaw lan lay lekk lan lay jëfandikoo ci sexam lan la war a déglu ak lu mu war a déglu lan la war a xool ak lu mu war a xool fan la war a jëm ak fu mu war a jëm lu mu war a laal ak lu mu war a laal maanaam juróom-ñaari cër yi benn bu ci nekk dafa am bu doon ab néega dafa am bunt te bunt ba dafa tëju waaye bunt bu ci nekk dafa am caabi te caabi bi double lay doon waaw benn bi malaaka moo ko yor bi ci des saytaane moo ko yor bu ñu nee saytaane nag pluriel la tax ñuy wax waaw ndax iblis pouvoir bi mu am fu nekk dafa am représentativité ak ci lu nekk bu ko defee kon maanaam juróom-ñaari cër yi nga xamante ni bii cër bu ci nekk bu doon ab néega dafa am buntu ba tëjee am caabi double malaaka yor benn seytaane yor benn annafs yor benn alhawa yor benn adduniya yor benn maanaam juróom-ñaari cër yi daal du caagee ne lu jóg rek ñu jiñ ko seytaane déedéet annafs def fee nekk alhawa nekk fi adduniya nekk fi waaw yooyu yëpp ku ci nekk ñook iblis ñook seytaane ñoo bokk liggéey yàq la ñuy def du ñu defar loo tabje looy def boo nee bismillahi wala bu la neexee ni bismillahi rahmani rahim bu la neexee itam ni bismillahi bu ko defee waaw buntu nafs day tëju bu xawaa tëju bu duniyaa tëju bu seytaane tëju waaw du ñu ko mën a ubbi seeni caabi bu boobaa du ñu mën a ubbi waaye boo waxul bismillahi nag ñoom dañuy dal di mën a ubbi ad dunya day mën a ubbi alhawa noonu an nafs noonu iblis noonu seytaane noonu waaw waaye foo ne bismillahi rek moom malaaka dal di ubbi waaw loolu yëpp ci teral gu ñu suñu borom teral gu mu teral doomu aadama ba tax na kon turu allahu gis nga buñ demee allahu mooy jiitu boo nee huwa allahu huwa allahu laa ilaha illa huwa nga ci teg waaw boo demee ci chronogramme bi nga xamante ni bii les 99 noms de Dieu asmaullahi al husna te mu ne fadduhuhu biha waleen ko ci allahu ngay tàmbalee foog cee teg rahmaanu rahimu ba ngay egg sabuur huwa allahu laa ilaha illa huwa rahmaanu rahimul malikul quddus gis ngeen ba ñu jëlee xuddus bi ak lanu ca wax waaye bu ko defee dañuy ñëw ci allahu bi nii ñu leen ko waxee nii turu allah moom fi def ne allah a fait descendre la plus belle nouvelle, une écriture impliquant analogie et répétition. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent à l'invocation de Allah. waxoon naa leen ni toujours du ma nangoo wax d'Allah di ko liaisonné waaw donte accent bi dafay remplacer bi itam man damay préférer di prononcer à l'invocation de Allah wala de Dieu. Telle est la guidance de Allah. Il guide qui il veut par cela. Mais celui que Allah laisse s'égarer n'a pas de guide. N'est-ce pas lui qui exauce celui qui est contraint lorsqu'il l'invoque? Lui qui dissipe le mal et qui vous constitue les ayants droit sur la terre. Y a-t-il un Dieu avec Allah? Combien peu vous vous souvenez? Selon le Coran, oh, vous qui portez la foi, l'invoquez Allah souvent. Célébrez sa gloire au petit matin et à la tombée de la nuit. Le nom Allah désigne aussi bien l'essence divine, infinie et absolue que la fonction divine. Dieu,
omniprésent dans son œuvre. Il est aussi, et nous le constatons d'après ces quelques versets, le nom qui est invoqué en toutes circonstances, à chaque instant de la vie du fidèle. Par exemple, lorsque l'on commence quelque chose, on dit Bismillah. Alors, comme nous me dit tantôt, Bismillah, c'est le commencement de tout acte pour les croyants et musulmans. Au nom d'Allah, ou quand on est reconnaissant envers Dieu, on formule Alhamdulillah, la louange est à Allah. Avec la formule de l'unicité divine, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allah est le moyen d'invocation et de réminiscence le plus lui répandu chez le croyant qui veut se rapprocher de Dieu et obtenir ainsi la sagesse. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse a été donnée a bel et bien reçu un bien immense. C'est des êtres doués de conscience profonde se souviennent. moo tax suñu borom di wax rek di wax ni yaa ulil albab waaw di wax ak les gens doués, vous les gens doués, vous les gens intelligents. Ainsi, nous avons envoyé en vous un messager rapport avec vous qui vous transmet nos signes, augmente votre pureté, vous enseigne le livre et la sagesse et vous fait connaître ce que vous ne saviez pas. Invoquez-moi donc, soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats.